ba nga xam ne nag ñu commencé nag di ko dugal ñoom li ñu bëgg ci moom liñ koy njëkkee jàngal mooy jant bu la sa ndey laalee jant bu la sa baay laalee suñ la bund xataalee suñ la pinee suñ la tegee ci néeg numéro bii ak bii ak bii moom nga naan duut daal di nuy woo ñu ñëw jël ko ñoom loolu nañu xam nii def na Amérique nii cette coalition noonu kii de barka borom Tuubaa Mbàkke ñoom ñaar def nañu Amérique xam nañu la fa ne te loolu la ñuy appliqué du ma mën a jubóog ñoom te bëggumaa jubóog ñoom te ñaanuma yàlla jubóog ñoom fi mu ne kii boole naa ko ci ndax kenn dofut lu bëri dof xam ne ki jox mu lekk ak ki kutu mu dee kenn dofut foo koy dugalee ci ay valeur yow mën ngaa yar te du ànd ku yar mën ngaa nekk ci kër gi ñu ëlbati ku ne doomu bàyyi ah coor c'est ko wax ñoo bokk benn baay deret ji benn la suñuy yaay suñuy xuloo suñu yoon nekku ci nga jàpp sa doomu baay def ko ab noonu loolu am na complicité gone gi du judd rek daal ne naa noonoo sama doomu baay day am yu muy gis. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. On le devient. waaw on le devient. Tout à fait. Il y a d'autres qui disent que l'homme n'est pas mauvais mais c'est la société qui lui rend mauvais. Nga xëy ëlbatiku gis dara am ay maire yoo xam ne su doon démb la ak bërki démb soo bëggee wax sax ñu duma la sa yoon nekku ci su ngoon jotee néeg ba nga daan tëdd ak sa doomu baay moom ngay tëdd ak sa doomu baay yéen a bokk benn néeg yéen a bokk benn lal yéen ñi nekk ci kër gi di ayoo ak di xiiroo ak a ŋaañoo di ngeen dem a dem ba gune yi ci seen bopp dinañ leen yar te duñ leen laal ndax saa yu ngeen xeexee ba dóorante ay cunwaar ñoom su ngoonee suñuy jàng ñooy lëngoo ñaari gune yi yow nga jur kii kii jur kii te doo ñeme wax kenn dara Bakary géwél la rek Bakary Banora géwél la. su woyee lii y'a problème. non Bakary daf la ko wax nga am loo tontu. ma ne ko su woyee lii y'a problème. dama ne daf la ba mu koy way du tey de. mais y'a problème moo tax mu woy ko problème bi kañ démarré wul léegi. kii point la de. moo tax dafa am problème moo tax mu woy ko. doomu baay bul reer bàyyi ma. yéen vous insultez les femmes pour ne bu problème amee si entre doomu baay rek yaay yi la. waaye arrêté. yow yaa wax loolu. yow yaa ne nañu bàyyi père Daniel ma dem ci Sophie Gueye si. jëlal yow yaa ne bu problème amee yow si. yaa ne bu problème amee rek way bee ko wax man li nga wax laay wax waxuma way bi. waaw kan man nga ñeme xanaa. waaw père Daniel na may ma ñëw ci Sophie Gueye. ok mën a dellu ci yow comme ça ñu mën a jëlaat téléspectateurs yi parce que ñoom ñi ngi non ci yow ci yéen laa jógee damay dem ci Sophie. Vraiment merci beaucoup madame Diallo. waaw du nii laa def waaw nii la waaw wax nga dëgg ci Sophie moo wax après ñëw après pros wax na dëgg noonu la d'accord amul problème. désordre la lii. amul benn problème. ayca Sophie ñu bàyyi la ak kàddu gi. c'est-à-dire thème bi comme désordre familial la je vais essayer de ne pas toucher les autres même école bi nga laal sax oustaz damay wax ne première école c'est la famille moom mooy magasin bu njëkk bi fa la ñuy njëkk duyee bu ñu duyee astuut bu génnee mu dem ci école bi nga xam ne foofu lay mottale mais première école sama xarit bi daf maa bàyyi ci yàlla ñëw première école c'est la famille. Par contre désordre familial am na loo xam ne indi na ko muy humanisme bi nga xam ne dañ koy perdre j'ai tendance à le dire ci biir kër ndax sa doomu baay boo ko yërëmee am na loo xam ne doo ko def humainement parlant sax avant deret di ñëw mu am beneen phénomène boo xam ne indi na désordre familial metti ma lool mooy ñi nga xam ne dañuy juddoowaale laago seen waajur bu góor abandonné seen waajur bu jigéen ndax xale bi dafa judduwaale laago bëri naa ci bëri kenn xamul cas yi ñu ci yor kenn xamul nu mu toll mu jur désordre familial bu extraordinaire surtout ci côté doom yi nga xam ne judduwaale wuñu
ak laago parce que liy briser famille bi mi ngi jugee ci loo xam ne gone yi teguñu ko seen bopp j'en profite ci émission pour sensibiliser waajur yi nga xam ne tey ñi ngi sëy doom juddi ci judduwaale laago du fotu benn nit du fotu baay bi du fotu yaay bi te bokk na tey ci lu bëri loo xam ne dafay créer désordre familial ñu gaafal sax dem ba gaafal ku jigéen ki ne ko ni nga mel moo tax xale yi juddu mel nii mu doon loo xam ne il faut que ñu moytu ko parce que day toppe li tax may wax ne day toppe doomu aadama tegul boppam ay natt comme laago yow mi ko jur tamit ñaanoo yàlla mu judd ñëw mel noonu bu ñëwee mel noonu da nga koy téele suñu borom téele sa soxna yow it nga jéem a bañ a sonal sa borom kër dinaa ci ñëwaat ci yenn fànn yi donc première chose bi ma remarqué aussi que ne indi na désordre familial mooy humanisme bi ñuy perdre parce que quand tu es humain tu as peur de faire du mal à ton prochain émission bu doon mënti jàll may wax ci ñaari waay dencante yi di wax jigéen di wax góor c'est parce que dama gis ne aspect humain sax daf la dul may yenn yi dañuy wax ne chaque jour am na loo xam ne bu la ko tey bu la diine mayoon nga dóor sa jabar sax sa humanisme mën nga ne ah soxna si de du ma ko def nangam te même sax sa diine préparé na la ci humanisme boobu muy premier point beneen bi mooy sutura di deñ sutura jigéen yu bëri suturaalatuñu seen i borom kër je prends un exemple du wàllu ay poche wala dépense foofu pousse naa si parce que xam naa ne bëri na jigéen yu yor seen kër mais su may wax sutura mooy aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes exposés sur la place publique buy créer désordre familial loo xam ne bu ñu ko réglé woon par la communication problème du am communication mooy soit ñaari weey dencante yi wala sa njaboot sax nga dajale leen toog comme penc ma la ma daan wax nañ ko daan defee sans problème parce que yow kilifa bi yaay toog dajale sa njaboot yow mu góor bi ngeen di waxtaan te kaddu gi après yow yaay jël yenn décision yoo xam ne moom mooy defaraat sa kër donc am na loo xam ne aujourd'hui am na mooy ni sutura bi dafa deñ on expose les problèmes sur la place publique avant d'essayer même de les résoudre ci biir kër gi muy luy créer désordre Sophie pour man ordre famille oustaz baax la baax waaw te oustaz baax du ñaari du papa ak yaay de waaw baax waaw xam nga lu tax moo ko y a des familles monoparentales góor yar na moom képp dong njabootam ñu baax loolu te benn jigéen dugalu ci loxo ndax soit jigéen bi dafa génn këram dem abandonné njabootam ku góor ki yar ay doomam ba loo leen gisee doo xam ki de même que les femmes donc man tey su may wax ci familial li nga xam ne tey dafay créer désordre ak ordre dama ci laaxaale les familles monoparentales mooy ne koo xam ne soit sa borom kër daf la abandonné nga yar famille bi baax wala yow sa jabar dem nga yar famille bi baax ma delluwaat ci baax xam nga lu tax ma ne la baax mooy base bi dafa am loo xam ne règle universelle la soo baaxee rek am na loo xam ne yaa koy inculquer sa doom soxla woo Sophie ñëw di la ko jàngal ma taxaw ci culture du mérite aujourd'hui beaucoup de personnes ñu ngi agressé ay nit di nangu li ñu am di truander di def naka sudul noonu c'est parce que à la base defuñu ci ñoom culture du mérite mës naa toog wax ko émission ñun suñu waajur da daan jënd dara wan la ba nga gis ko mu ne la moyen temps laa soxla boo ko amul de doo jot ci la mu la wan mu dencaat ña ko xam ñi nga xam ne ñoo respecté seen engagement ñooñu ñoom la ñuy jox mbir mi mooy culte du mérite xam nga loolu buñ ko deful ci yow loo gis yaakaar ne yaa ko moom te di nga ko foqate ci A mbaa ci B jam yi commencé agressé yi commencé mooy base bi désordre yi commencé di bëri parce que ci biir famille bi encore une fois fi socle bi nekkee lañ la jàngalul ne loo moomul moomoo ko te looy mënti am ci àdduna day fekk nga mérité ko muy law nag ba ci tey am na ñoo xam ne yaa ngi leen di gis ci place yoo xam ne mérito wuñ ko mooy li exemple yi ngeen joxe sànq taxaw ci yenn di ñu nekk suñu ay responsable mais boo leen xoolee nga xam ne fii ñu toog du seen place culte du mérite deuxième point bi mooy kersa Sophie désordre familial ñëw na ndax lan dem naa ba toog gis ñu ne benn xale bu jigéen dafa jam rivalam ci benn école ñu yóbbu la école pour nga jàngi nga ne da nga jam nit ndax góor non so si sérieux mu jam ko ñu ne parce que ndax góor kersa ak lan dénudé wu góor comme jigéen nga solu sa cër yëpp nekk ci biti ci biir kër gi la da ngay solu du génn ba noine la kaay waxuma la ay dóor loo sol ni mais yow man dama koy def samay rakk ay jigéen dañu sol ba pare ma ne la est-ce que tu es à l'aise ci li nga sol nii désordre familial da koy créer parce que bu commencé dénudé wu ci biir kër gi day commencé def bi excusez-moi yaramu neen ci biti désordre tàmbale mooy xale bi da nga koy jàngal kersa bi muy am ci boppam yéen a ngi comprendre ba tax ne même bu demee ci biir école bi
sañul sax ne ma ngay jam ay nit ndax mbiru góor ñàkk kersa dafay indi désordre total ci biir famille total nag laa wax su ma demee ci beneen point bi mooy ñu taxaw ci valoriser pour éviter d'exposer sa doom yaay première personne bu ko war a valoriser am na ñoo xam ne seen famille disloqué wu na Safia ci mbedd bi la ñuy yëgee seen bonum doom billaahi ci mbedd mi désordre weesuwul loolu mooy yow sa doom dañuy ñëw rek ne la sa doom def na nga taxaw ne ah nu mu demee nii wala nga xëy gis ko sur les réseaux parce que valeur la mës naa leen ko jox aussi exemple ci biir kër gi sa doom mi ngi dox nekk góor nga war ko tagg am noo dundeek moom da ngeen ko daan def démb di woy sa maam di toog di ko wax nit di ko wax nit di ko indiwaat jigéen même chose jigéen nga yow sa maam nangam ak nangam aujourd'hui ci biir kër gi on a même pas le temps de discuter avec nos enfants xeetu désordre la di ko jàngal maye di leen wan ne maa ngi ciy ñëw di leen wan ni dangaa war a baax on n'a plus ce temps là et le pire loolooy indi nag bu demee ci Facebook bi bind bonjour 100 personnes aimé ko partagé ko nag mu commencé non suite la bien sûr mooy valeur bi ñu ko waroon jox ci biir kër gi ba bu génnee ci biti lu ko waay defal wala lu mu mënti am day garder la tête sur les épaules xeetu ordre la apprendre à son enfant de garder la tête sur les épaules mooy indi mag yu mën a garder ordre seen kër aujourd'hui damay taxaw ci insolence aussi da ngay nekk sa biir kër di saaga sa jabar say doom di dégg ngay dagg fu mu gën a ñaawee mbaa nga nekk jigéen di daggal sa borom kër say doom di ko dégg dem ba jàpp ne loolu c'est normal moo indi li nga wax Benoît boo duggee ci réseaux sociaux tu vas voir une personne qui va dire d'accorduma ak oustaz parce que développé dem beneen nit ñëw taxaw dagg jaar fu bon ci biir kër yi la tàmbalee c'est parce que dañ leen yar ci ñàkk nan laa la ko mën a waxee ci ñàkk kersa ak ci saaga l'insolence désordre la ci famille da ngay dugg ci benn kër ay nit di saagante Safia ba nga ne mais qu'est-ce qui se passe xam nga loolu lu koy dindi kii indi ordre je me rappelle boo waxoon benn mot bu ndaw dañ lay dóor 100 coups boo coup bu nekk ak je ne dirai plus de gros mots am na kër yoo xam ne kenn du fa saaga et pour maintenir l'ordre waxuñu violence damay rejoindre Prosper am na benn xeetu caractère ak personnalité boo xamante ni doomu aadama foog nga am ko pour sa njaboot bañ a wàlliyaan xeebeel si biir famille laay daanelee xeebeel si biir famille rek laay daanelee aujourd'hui dañu taxaw ne nit dana def lu ne pour am mais xam nga lan moo ko indi désordre bi am ci biir kër gi na xeebeel bi tey doomu aadama taxaw na di jaay boppam nga ne ko lu tax parce que ñun nag oustaz comme ay travailleurs sociaux lañ dañuy taxaw ci lu tax bi pourquoi yaa ngi comprendre nga dem góor di def naka sudul noonu nga ne ko nu mu demee nii mu ne la ah man de suñu kër nangam sama yaay buy nuyoo sax bakkan lañ koy fayee amuñu dara du raison de mais xeebeel yi ci biir kër gi désordre total la parce que loolu mooy indi tey yu bon yi ñuy gis xale yi di ko def jigéen dina dem jaay boppam pour defaral yaayam chambre à coucher n'importe quoi parce que non si juste pour lui faire plaisir et que et c'est cette société qui est là kan la ñuy téel porte yi kan mooy wax ñu ne gongo c'est nous dans nous ñan la ñu respecté borom alal yi te loolu moo tax aujourd'hui xeebeel boobu day law ci biir kër gi base bi moom la ñu dagg te lan moo koy faj toujours damay ñëw ci cause kii démb foog naa da nga daan bipp cën sa doom toog ah papa wallaahi nga ne ko bul wax kenn añoo nga teg ndox Benoît billaahi mën na dem jàngi ba ñëw duñu xam ndax lekk na wala lekkul ndax mag yi dañ daan wax biiru sombi ak biiru ginaar mënoo ko xam ndax dóor ñu wax wallaahi léegi da ngañ toll génération boo xam ne xale yi dañoo yàkkamti et désordre boobu ci biir kër yi la xale da nga koy jàngal ne sa wërsëg heure bu mu ñëwee baax na bu ko gàttandu te bu ko dem di ko jéem a indi ji par force ci biir famille bi la da ngay ñëw taxaw sa propre frère nekk ci biir kër gi am lu ne gaañ di dundee ci biir kër gi waxuma dóor exemple bi la Sophia wax de ci biir kër gi loo xam ne waa kër gi dundee wuñu ko et c'est des choses yoo xamante ni dafay indi problème indi ay bañeel indi ay siis ak ay frustration bar diw jam na rakk ji def na nangam wala dem na liggéeyi ko ngir mu ñàkk ma daaneel Sophie ci la psychologie des enfants xale da ngay jiitu ci xelam oustaz da nga wax lu am solo les tablettes yi ñuy wan l'enfant di ko ci wan lu ko neex tubaab bi ni mu développé ba xam li xale di bëgg bay attirer attention am
bu ñu jëloon suñu temps ñun tamit ak jàngat ci suñu njaboot bu baax dinañ contourner tubaab bi gënuñu Moussa je le dis toujours le blanc n'est pas plus intelligent que nous il a créé des stratégies qui attirent l'attention de l'enfant pourquoi pas ñun tamit ñu créer stratégie bi nga xamante ni jiitu ci suñu xelu doom yi li nga xamante ni moom la tubaab def encore fa ma commencé fa lay daanele pour qu'il y ait de l'ordre dans la famille il faut une base très solide et la base mu ki nekk ci kaw la le parent moo xam yaay la moo xam papa la moo xam ñaar ñëpp la il faut qu'on veille sur la base ci kaw te ku amul valeur du transmettre valeur faal maa ko wax na waaw Sophia xam nga dafa am loo xam ne bu ñu waxtaanee déglunte ku nekk di nga xam foo jëm daam bi dafa wax lu am important base fondement xam nga lan la si kër du ku góor ki rek fondement ñaar ñoo koy def couple la ñu wax couple ñoom ñaar ñooy def fondement si kër su ma déggee sànq ma laajte ñaar ñu bokk benn baay di coowoo lu ko waral dama doon laajte rek pour déglu mon jeune frère ne si jigéen ñi la bari na ci bari na si moom mu wax ko mais moom si wàllu boppam te loolu dafa am gis nañu aawa bu nàmpal ñaareel bu nàmpal doomu aawa exceptionnellement am putain sorry quoi exceptionnellement exceptionnellement si toujours il faut toujours parce que Sophie xaar may ma Sophie xaaral may leen ma yeggal il faut pas essayer de condamner les femmes pour ne exceptionnellement tu n'en sais rien defoo sondage pour xam ko xamoo fan la am donc y a des femmes yoo xam ne ay xale yoo xam ne seen ñaareelu yaay wala seen aaw pap la ñuy ne yaay te juru ko fekk keneen kaa ko jur loolu xam nga lu ko waral ku góor ki parce que moo def fondement parce que moo def fondement si këram ba nga xam ne kenn du xam ku jur kii ak kële bu fekkee góor da nga nekk si kër moom laa doon wax kilifa da nga koy mat bari na fi paa yoo xam ne ñeenti jabar la ñu am du ñu dictateur tànguñu xol te seen kër du yëngu parce que seen kilifa dafa mat bu dugg see si kër gi aaw dina xam ne kilifa ñëw na ñaareel dina xam ne kilifa ñëw na ñetteel dinañ xam ne kilifa gi ñëw na parce que moom moo ko liggéey toogul di ne damay dicté toogul di ne dictateur laa nii ak nii laa war a def pour sama kër dox non daf ko wane en tant que responsable won ko waajuram won ko ay njabootam ne leen man nii laa leen diriger xam nga mooy lan on avait l'habitude sa papa def na ko sama papa def na ko papam ak ñeneen dañ doon veiller ci seen njaboot dañ doon veiller seen njaboot naka ba désordre du am parce que léegi di nga gis baay boo xam ne doomam day wàcc du xam sax fa la doomam nekk ñun sañu baay da daan dem sañu école di waxtaan ak sañu maître di waxtaan ak sañu directeur xam ban heure la ñuy génn école waaye léegi combien de parents ñoo démissionné ci affaire boobu désordre bi mooy xale bi bu wàccee xamuñu fa xale bi nekk toppatoowuñu ko mu dem ba heure bu ko neexee ñëwaat sànq foofu laa doon ne man am na yenn heure sañu ma ko woon doxi parce que góor gi sàmb koor yabu ma ko bay def loolu mais yaa ji sama yaay daf ci jàpp parce que dafa daan toog di waxtaan ak man mënuma gëm rek ñu toog di ne góor rek kay yar góor kese yarul personne n'a dit ça parce que bu ma toogee dégg il a tout basé ci kilifteef on est tous d'accord que kër day am kilifteef mais kër day am kilifteef boo xam ne mot na kilifteef boo xam ne day communiquer ak ay famille am kilifteef boo xam ne communication am rek bu jàllee ci famille am ñu xam ne kilifaa ngoog waaye tu ne peux pas venir yow xamoon ni sa njaboot tëddee xamoon ni sa njaboot yeewoo ba pare tu veux dire que man maay kilifa et c'est ça qui amène le problème désordre familial li ci ëpp comme ni ma ko waxee sànq je condamne insulte yi parce que tamit Sénégal nañ ko wax de jigéen ñu bari dañu gaaw a tàmm saaga ci kër bëgguma wax ni ñuy saaga mais boo leen ko seetloo mère yeeg ñu bari dañ ko tàmm ci kër. xale yi dañ leen di saaga rek. dañ leen di saaga rek. te kooku di saaga te kooku désordre la su ma xoolee actuellement li am au niveau de nos écoles. à qui la faute. ndeysaan maa ngi jaale famille am dóor nañ ko brique 2 jours après décédé na école la xewee mais avant est-ce que ça existait parce que avant les éducateurs dañu taxaw waat bëgg jàngale nekk seen xol boo leen doon fay 10 000 francs dañ koy ñëw def ak fierté ce n'est pas le cas aujourd'hui
tel ne pas ma ne. damay nekk apprenti car rapide nag tey. man jàngalekat laa. te may jàngalekat yi ils sont les mains liées. fu mu toll nii tey école bi da ngay romb xale yi am na école yoo xam ne laa am na école yoo xam ne wala am na jàngalekat yoo xam ne. dañuy suivre protocole bi da ngay romb xale boo xam ne ma ngay def lu noonu. da nga koy bàyyi. si vous avez les mains liées li si ëpp seen intérêt ngeen. protocole bi lan la. li si protocole bi mooy xale kenn amatul maanaam la amoon démb. mais lan moo amoon démb. mais li amoon démb mënatul am léegi. non école léegi dañ leen a tere doore. bien sûr. ah oui li amoon démb mënatul am démb. kenn xalaatu ko. avant prof maître yi ma defal ndànk avant maître yi def leen ndànk maître yi dañ daan yor ay dañ xaar leen ma yeggali waay. ngir yàlla ku ko def maanaam non dama laaj ndax y a toujours les surveillants de cours. pour non mu continuer maanaam bu dee man école ba ma nekk. wax dëgg yàlla foofu moom wax dëgg tiituma fa yenn comportement yi ndax loolu du fa am. du fa am mais léegi boo en général ci école yi la fa xew léegi. dañ leen a bàyyi. da ngay defaral la seen école loolu fépp la am. ñi daan jàngale ñu jàngal ak ñu jàngal sañu génération ñeneen bu la neexee dóore. ñooñu bu leen neexee dóore xamul tax parce que dañu daan def si yow éducation. uteeg léegi man nag benn xamaloo defal naag ma yeggali waaw bàyyi ma yeggali. dañ leen di ñàkk fay ñu dem fay ko ci xale yi dóor leen ba ñuy bëgg a dee. waaw uteeg léegi combien d'enseignants ngay dégg ñu ne ëmbal nañu élève mais dañuy wax jamono buy dox ak jamono biy changé bu ñu ne rek si xale yi la. les enseignants aussi mérite ba am na set waxuma enseignants yi. ma ne changé wu ma thème. dama koy tontu ndax changé wu ma thème. si booy enseignant non du ma fa génn. certains enseignants ne méritent pas des enseignants au Sénégal. il y a combien d'enseignants qui ont certains waxuma ñëpp. am na si ñu baax il y a combien d'enseignants qui ont ñoo fi nekk di biiral xale yi di doxaan xale yi. il y a combien d'enseignants ñoo fi nekk di revendiquer xaalis te talatuñu jàngale. moo tax ma ne avant les enseignants on était fiers d'eux. moo tax enseignant bu ma gisoon sama maître. daw naa parce que xam naa ce qui m'attend le lendemain. mais léegi maître bi mooy jóg dem doxaani xale bi seeti ko këram. ça existe il faut dire la réalité au Sénégal pourquoi changement yooyu am. moo tax ma ne man loolu yëpp fondement bi xam nga lan mooy lan mooy un parent responsable un parent qui communique un parent buy xam doomam ñëw di koy nettali man naka laay dundee ak samay prof ak samay maître à l'école. il faut nga jox ouverture sa doom si cas boobu pour sa doom ñëw di lay ne kat man école lii laa fa gis sama maître kat nii la mel da ngay toog sa doom ne ko mais yow sa maître naka la lay jàngale da ngay waxtaan ak sa doom mu ne la kat sama maître de am na lii bugg kooku lii affaire yooyu mais kan na ko defati. amatul donc désordre bi bu fekkee da ngeen ko bàyyi mu dem noonu ci école bi peut-être parents yi tamit poursuivre ñu ngi la xam noo war a poursuivre oustaz bu yegg da ngay dëkk ci koñ leer na ma sa jeunesse mun nga ma wax 15 kër yi fa nekkoon yépp mais fi nga dëkk léegi xaw ma ndax di nga ma ci mun a wax 5 donc c'est pas pareil sama doom génn sama buntu kër ñoom grand vieux Diagne di koy yar wala Mori Faye di koy yar wala Ron di koy yar wala keneen parce que ñooñu buñ ko yaree dañ ko war a yar parce que ñooñu maag ñoom ñoo màggandoo ñoo dëkkandoo ñoo bokk. yaa may dégg parce que mënul génn tamit koo xam ne xaw ma naka la yaroo bëgg a yar sama doom du ma ko nangu si même quartier bu yàgg ba da nga daan gis xale génn këram dina dox 24 maisons yépp xam na fu muy jëm dina xam ne fii mooy kër diw fii mooy kër diw mais xale yi xamatuñ ko léegi donc ça y a problème parce que dëkkaay bi la ni ñu dëkkoo la si dëkkuwaay waaw du yëpp mais am na ñoo xam ne comme ni ngeen ko waxee ngor bi nekkoon si ñoom mi ngi si ñoom ba léegi mooy yenn pas yoo xam ne ils sont timides ils n'ont pas beaucoup de moyens na seen jabar am moyen bu ñu munti am mais seen jabar daf koy jox cër parce que góor gi am na noo xam ne noonu la tëralee famille am dëgg la góor gi noonu la tëralee famille am si këram te ñëppay topp si yoonam donc bu fekkee dañuy toog nar a basé affaire bi si kilifteef am na importance bu baax mais kilifteef dafa ànd ak communication. d'accord kilifteef dafa ànd ak nooy dox ak sa famille. pour sa famille soudée. merci Ben ayca nañu jëlaat appel yi 88 628 89 90 88 628 28 28 Pros dañ lay bàyyi nga démarrer mais waa régie bu gars yi commencé woote ngeen wax ma ñu jël leen en attendant Pros di tontu li fi jot a xew. am na ñuy wax ayca salaamaaleykum voilà allô bonsoir. allo. salaamaaleykum. sëñ bi noo def waaleykum salaam mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. Sophia. oui. waaw Gambien la. ñu yokk fii tuuti rek ñu dégg ko bu baax.
naka waa Gambie. ma ne ñu ngi fa ñu ne yow yaa ñu promise nag nga ne da ngaa def show foofu dañ ko war a xam kañ la. dégguma ñu ngi ma ne yaa ngi wax ne di nga def da ngeen a gis-gis dafa ñëw Gambie def fa show. gis-gis day ñëw Gambie mu ne ñu xam kañ la. pour ñu ñëw Gambie def fa show. incha allah bu ñu jàppee loolu dinañ ko wax. man seen number one fan la. incha allah bu ñu ko naree rek daan leen ko wax. waaw boobu moom man maa ngi Amérique laa nekk nag maa ngi North Carolina. d'accord maa ngi laa nuyu bu baax a baax soriwuloo ma Maryland. ñi ngi lay fay bu baax a baax. maa ngi nuyu suma papa Seer Mangone. dama la bëggal ngir yàlla rek a tax yéen ñëpp. you know. Prosper. ndeysaan you know. mu ne yàlla everybody. like naa bëgg naa leen bu baax a baax dama di follow seen show bi. waaye dama am benn laaj bu mu nga laaj. ni mu neex bariwul. Seer man maa ngi ñëw Gambia. waaw waaw. Seer maa ngi ñëw Gambia yow yaa Prosper moom dama leen bëgg rek yàlla tax. soo ñëwee Gambia nga woo ma ñëw fekk la Gambia. allo. papa dem na. ndeysaan dem na ñeneen keneen. ñëw leen allo. dégg ngeen li Prosper wax. dégg ngeen li Benoît wax dégg ngeen li ma wax dégg ngeen oustaz li mu wax dégg ngeen li mu wax moom Sophie Gueye. ku ci ne am na foo dugg. ci wàllu njàng mi. ayca jël ko mi ngi ci biir ci kilifteen allo. 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 bëgg a jël way dur def ko morom. allo. démb ak barki démb enseignement ba. enseignant ya fi nekkoon. ñii doon jàngale. yéen Pikine gu njëkk nga. allo Pikine allo oui. maa ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay fooy wootee. waaw di am def benn mise au point rek ci lu Prosper di wax toujours. naan am na benn femme bu dugg. ni respect bi tax jëkkëram ça dépend ci mu ay. loolu daf maa prêter ay propos yoo xam ni du maa ko wax. ndax li ma wax lu leer la dama ni. yàlla dafa organiser société am. def ni góor mooy kilifa. góor mi nekk kilifa. mu am ay sart yu mu ko teg. am ay wareef yu mu ko teg. ni ko pour nga nekk kilifa. soxna si nga am. da nga koy dëkkal. da nga koy dëkkoo. koy jox mu solu. da nga koy jox mu lekk. da nga koy jox mu naan. lu wér. bu ci njaboot juddoo. njaboot ga. seen faj. yow la war. seeni charge yow la war yow mi góor. kon boobu góor nag bu demee ba nga xam loolu lépp nag la ko yàlla teg. ni ko loolu moo ko tax bu nekk kilifa. waaw. loolu nag bu fekkente ni. ak te wattu sa njaboot ak topp sa njaboot ustaas ngi noonu toog. duma bàyyi ma wax lu mu dëgg. kon boobu. waaw ñun société sénégalaise dama dañoo jël keddo gi. teg ko ci kaw. li leen ci arrangé ñu di ko wax. li leen ci dérangé duñ ko wax. jël l'islam bi ko ci kaw man góori Sénégal loolu laa gis. moo tax man du ma déglu sax seen waaraate man damay xool di lire suma l'islam di lire suma alxuraan di xam. même bu ma jàngul alxuraan bu dëgër danaa xool di ko lii di xool traduction. ndaxte yàlla loolu see góor pour mu nekk mais ki dafa koo xam ne gi man la sa location ñëwee nga waaf su fayam jàng ñëwee nga waaf. su nangam taluma ko. di taxawaal fu ne nga dugg bëgg nekk kilifa. kooku doo nekk kilifa ci àdduna lu leer laa wax. koo xam ne kii. jabar daw na ba naax. waaw. yow foo am loo am yóbbu ci àll bi. waaw. di taxawaalu. waaw. su ñëw nga ñëw nga suñ leen a fayam njàng nga ne de nangam bu ne año fay aw ma dépense. lam nangam di taxawaalu. dem ci grand place yi di grand place bu soxal sedd nga ñëw. naan maay kilifa. doo yilif kenn lu leer laa wax. waaw. lu leer la doo yilif kenn loolu yàlla sax moo la jikki jéppi. waaw. man loolu laa wax te bu ma prêté beneen propos. léegi ba loolu jàllee nag. ma ñëw nag ci li ngeen di wax. waaw. li ngeen di wax. waaw. mooy ni bu njëkk te paa yi lu tax désordre amul woon. waaw mooy ba tey rek dañoo matoon kilifa. ñun suñ papa dafa amoon ñaari jabar. gis nga fi mu ne sama yaay sama tante. waaw dañoo bokk ndey ak baay comme ñu bokkoon ndey ak baay. man samay frère yi ma bokkal baay. waaw. dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay. wallaahi. ndaxte paa ba moo ko doxe woon. nu jàppale ko ca bu daan dugg ci kër gi. waaw. bu jëndee ñaari lam. waaw day woo ku innocent. mu teg ban.
ku sa bant tombeel nga jël. ñun ñu tamu bàyyi. mag day jiitu rek toog. waaw yéen a bokk lépp bu ñuy jënd yére.